juróom-ñaari waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane tey mbiru élection locale wala élection yi nga xam ne rek ci la ñu war a tàbb ñi nga xam ne ñooy jiite maire yi loolu nag am lu ci yees dogal bi nag daanu na ñu ne ku ci bëgg a bokk faw nga yëkkati lu toll ci 10 millions ci suñu xaalis loolu nag tax na sax am ay kàddu yu jóg rek bu ñuy gisee ne seer na lool wala bëri na ba tax na dina tax loo xamante ne rek ñi ci bëggoon bokk yëpp duñ ci mën Babacar Fall bu Gradec moo gisee li ni mel Benoît Samb bu APR moom dafa gis rek ne loolu day tax lépp gën a leer ci jamono jooja nag Barthélémy Dias fecc ci kuje gi moom dafa jàpp ne rek arrêté boobu bàyyeekoo ci ministre Aly Ngouille Ndiaye daanaka dañu ko dépassé. ci biir xibaar yi tamit dinañ wax ci wàllu aju ci wàllu tabaski atum 2019 ñu ne nag lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni xar ak fukk la ñuy xaar fii ci réew Sénégal lu toll ci ñaar fukki junni ak juróom moom la askanu Ndakaaru di soxla réunion bi nag tey lañ ko doon amal rek ngir ñaax li nga xamante ne rek ñëpp ñooy yëngu ñu def kem kattan ngir xar mën a doy sëkk fii ci réew mi dinañ wax ci wàllu wér-gu-yaram ak li ñu duppee soins à domicile maanaam boo feebaree rek ñi nga xam ne ñooy docteur yi mën la fekk sa kër fa nga nekk ñu faj la loolu nag ñuy ragal rek ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw duñ ci mën a bokk ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu def kem kattan biir fexe rek ku ko yitewoo nga mën ko am ni mu waree ci jamono jooju nag bateau bi ñuy duppee Mercy Ship di bateau boo xam ne rek daanaka ab hôpital bu mucc ayib la fas yéene na ñëw Ndakaaru fukki fan ci weeru août bi ñu dëgmal ñu ne nag dina wax wala aju ci li nga xam ne mooy dañu jàpp ne rek dañu am malformation ci ni ñu bindoo ba tax dinañ leen jàppale ci lu aju ci tàggat ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu santé fii ci réew mi tamit dinañ ci yëngu bu baax a baax. ci jeexitalu xibaar yi dinañ wax ci wàllu tàggat yaram ak CAN Égypte 2019 jamono ji nag ñu ngi waajal rek. jongante bi war a dox diggante Sénégal ak Ouganda mu aju ci 8e de finale suba rek lañ koy amal ci juróom-ñaari waxtu fii ci réew mi ñu ne nag loolu dina doon rencontre bu am solo ci ñi nga xamante ne rek ñooy équipe nationale bu Sénégal ci loolu sax dinañ déglu rek Papa Alioune Ndiaye mu ñëwaat ci solo bi nga xam ne rek match boobee am na ko pour équipe nationale bu Sénégal mbokk yi li mooy li gën a fës boo leen taaxir loo ñu yaatal. mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxee woon ci ponk yi élection palub maire yi nag fas nañ ko amal benn fan ci weeru décembre atum 2019 loolu nag am ay coppite yu yees yu ñu ci jël rek ñu ne képp ku ci bëgg a bokk foofu nga yëkkati lu toll ci fukki million ci suñu xaalis bu ko defee rek sa candidature ñu mën ko nangu loolu nag Aly Ngouille Ndiaye xaatim na ko ci benn arrêté bu mu jagleel ñi nga xamante ne rek ñoo am yéene bokk ci boobu la jongante leneen li ci fës mooy lu aju ci wàllu parrainage yi ngir am li ci gën a leer dañ ci seetlu li nga xam ne Serif Dia defal na ci ab njàngat. dogal ba daanu léegi ku bëgg a bokk ci élection municipale yi faaw rek nga joxe caution bu 10 millions ku bëgg a bokk it ci élection départementale yi koppar yu ni mel ngay génnee. buñ sukkandikoo ci arrêté bu ministre de l'intérieur mu sukkandiku rek ci disposition article 243 ak article 279 bu code électoral Aly Ngouille Ndiaye yamul foofu ndax génn na beneen arrêté boo xamante ne rek day indi ay leeral ci parrainage yi ak tamit fiche bi nga xamante ne ñi bëgg a bokk ci ñaari xeetu élection yooyu moom la ñu génnee élection yooyu gën gaa néew 1% kon ci ñi bind ci fichier bi ngay daal di amal ca département ba wala ca commune ba gën gaa bëri it nga daal di indi 1,5% ci ay électeurs buñ sukkandikoo ba léegi ci article 7 bu arrêté bu ministre bi nga xamante ni ci alinéa 2 bi dikkaat na it ci ni nga xamante ni daal moom la ñu amalee boobu parrainage. bu dee ci département bi gën gaa néew it xaaju commune yi daal faaw rek fu ci nekk nga mën faa am parrain buñ sukkandikoo ci boobee arrêté. buñ jëlee misaalu département bu Rufisque nga xamante ni moom rek moo fi conseil départemental ci Ndakaaru ngir bokk ci yooyu élection. faaw rek nga daal di indi 3835 parrains gën gaa bari gën gaa néew nga indi 2557 parrains département bu Rufisque ngir bokk ca it candidat yi nag danañ dem ci fukk ak ñaari commune bu dee it ci élection municipale yi loolu la gën gaa néew 1% la gën gaa bari 1,5%
ku bëgg a xëccoo commune bu Parcelles Assainies gën ngaa néew di nga indi 963 signatures gën ngaa bari nga indi 1444 signatures ñuy fàttali ne ci élection yi militaires yi ak paramilitaires yi moom duñ pare ne kenn buñ sukkandikoo ci article L 275 bu code électoral. Chérif Dia dañuy desandeek boobule arrêté ci ñi nga xamante ne rek ñenn ñooy yëngu ci wàllu féete société civile. kenn ci ñoom di Babacar Fall GRADEC la bokk moom nag dafa gis ne rek faw minute bi ñëwaat su ko defee ñu àddu jéem a wàññi ci li nga xamante ne rek mooy caution boobu ndax jàpp na ne fukki million moom bëri na lool jamono jooju nag kii di Benoît Sambou feeti ci APR moom gis na ne rek loolu lu yenn maana la te dina tax rek lépp gën a leer Alassane Ba ak Thierno Laurent Mendy tase nañu ak ñoom. mbir yaa ngi gën a leer jëm ci jongante li nga xam ne moo jëm ci gox yeeg goxaat yi jëwriñ ji yor wàllum élection yi tënku ci yoon fixé caution bi nga xam ne moom la ñu war a verser ab élection boo gis am na njëkk Benoît Sambou moo ni gisee moom yor wàllum élection ci Alliance pour la République mu jàpp ni moom jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye dafa tënku rek ci li nga xam ne daanaka moo ŋànk lu jëm ci waxtaan ji nga xam ne ñi ngi koy amal jamono ji. lu tegu ci yoon la. loo xam ne méngoo na ak li nga xam ne moom lañ doon xaar méngoo na ak li nga xam ne moom lañ doon def ci élection yi di jàll. caution bi nekk na lu jéggi dayoo ci xalaatu moom Babacar Fall fukki millions francs CFA jëm ci wàllum municipal yi ak fukki millions francs CFA jëm ci wàllum départemental yi mu bokk ci GRADEC jàpp na ni ñàkk yemale am na ci. parce que bu fekkee ne da nga ne 10 millions parti bi nga xam ne dafay présenté wu ci mbooleem ci gox yëpp ci réew mi. 10 millions lay joxe mais kii nga xam ne par exemple moom maanaam ñeenti gox wala ñaari gox wala juróomi gox rek la leen ko intéressé fa la bëgg da nga samp ay candidats kooku tam 10 millions lay joxe pour man loolu donc dafa mel ni yemale wuñu loolu moom problème la ba jàpp ne li gënoon am maanaam mooy maanaam ñu fixé caution bi comme ni ñu koy defee ci réew yu bari def ko ci maanaam benn montant boo xam ne ni dañ koy def par candidat. modèle bi nga xam ne moom la ñu tànn itam jëm ci wàllum parrainage bi daanaka jëwliñ ji définir na ko ci ab arrêté moom mi di Benoît Sambou gis ne dafay bokk rek ci li nga xam ne mooy rationaliser li di jongante yi. parrainage bi nga xam ne bokk na tey ci li nga xam ne moo tax ñu naan élection présidentielle yi ñu génn ci élection yu gën a jaar yoon ci histoire politique Sénégal la moo tax keroog ba ñuy dajeek ministre de l'intérieur di waxtaanee mbiru caution bi mais ña fa jël parole ñëpp dañoo ne parrainage bi moom na ci dellu. bu fekkee déjà da nga teg caution teg aussi parrainage ak parrainage bi jafe-jafe yi mu am yëpp loolu dina indi ay problèmes yoo xam ne ñu bëri dinañu bëgg a nekk candidat surtout que élection locale yi nga xam ne élection de proximité duñ ko mën a nekk parce que affaire bi dafay diis ci ñoom. ab laaj samp itam ci ban fichier la ñu naru tënku ci élection locale yi nga xam ne dëgmal nañ ko bu fekkente ni xam nañu sax amut benn décret bi nga xamante ni daanaka fixé na ci jamono ji lu jëm ci wàllum révision exceptionnelle ji nga xam ne war na cee am. Alhassane Ba dañuy desandeek Babacar Fall moomee bu GRADEC moom nag leneen li muy ragal rek diggante bi nga xam ne dinañ sumb lépp lu aju ci wàllu parrainage bi ak bi ñuy amal élection yi doon loo xam ne dafa xat lool ba tax liggéey bi ci war duñ ko matal ni mu waree loolu nag aju ci wàllu révision exceptionnelle parrainage bi loolu nag bokk na ci li nga xam ne jural nag njaaxare ñu teewlu ko. man ba jàpp naa ne élection yi ci li ma jàpp mooy waruñu ko mën a tenir à la date du premier bu ñu waxantee dëgg parce que révision exceptionnelle bi nga xam ne waroon nañ ko def defuñu ko te loolu bu ñu ko defee lu bon diggante révision bi def ko ak maanaam ubbi contentieux bi génne liste provisoire yi génne carte bi ak yooyu yëpp pour que ñooñu mën a nekk ay parrain wala ñu mën a nekk ay électeurs loolu dina jël temps boo xam ne dina jafe ñaareel ba aussi dañuy dugg ci période boo xam ne période du nawet la te liste yi ñu ngi ko war a déposer booru le 12 septembre alors bu ñu bëggee def parrainage bëgg a def nu mu tëddee investiture loolu yëpp mu nekk ci jamono nawet dina nekk problème d'autant plus que 2018 yaakaar naa li taxoon ñu dàq même élection yi indi ko 1er décembre ay xew-xew yu mel noonu dañ ñeexoon affaire nawet bi ak ay xew-xewu diine ak chevauchement bi nga xam ne doon na ko am ci ak am campagne présidentielle bi donc loolu yëpp moo taxoon donc yàpp naa ne raison yooyu yëpp mi ngi fi ba léegi donc nawet bi mi ngi fi boo demee ci àll bi actuellement nit ñi ñu ngi ci tool yi taluñu parrainage taluñu nu mu tëddi donc defar ay liste. ñu wax ci leneen ak tukkib nemmeeku ba njiitu réew mi Macky Sall amaloon ca diwaanu Touba foofee nag ki nga xam ne rek xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké dalal na ko
am kàddu yi fa jot a jóg lépp waaju ci li nga xamante ne rek noonu la ñu amale woon élection palum njiitu réew mi muy loo xam ne rek ki nga xam ne kilifa gi rafetlu na ko ba tax na rek rédaction télévision Futurs Médias demoon gis kenn ki koo xam ne rek jot na liggéey ci lépp lu laal wàllu mouridisme kooke di docteur Cheikh Gueye mu bindoon sax téere bi muy duppee Touba la capitale mouride mu ñëwaat ci boobule tukki ñu teewlu ay kàddoom ci reportage Aminata Tambare Sow Maguette Soare Diallo ak Thierno Laurent Mendy. sëriñ bi nee na mi ngi yeesal tey dëgëral mboolem li ñuy tere ci Touba. mu nekk ab seetem bu njëkk ginnaaw bi ñu ko falaatee ci boppum réew mi président Macky Sall dal dina jàkkaarloo ak xalif général bu Mouride yi. loolu nag mi moo tax mu doon fàttali ay taxawaay yoo xamee ni taxawaay yu fi yàgg la donc depuis année 70 yi déjà am na lu bari lu ñu doon tere ci dëkk bi loo xam ni sëñ Abdou Lahad moo ko tëraloon comme yàgg na bañ ko tëraleeg léegi baax na mu daal di koy fàttali. Cheikh Gueye bind ab livre ci Touba xamle na ni discours xalif bi mën nañ ko xoolee ci beneen manière. waa xalif boo gis ci yoonu murit nag am na stylam am na nu muy waxee am na nu muy doxale te ci seen toppante wane na ko waaye sëñ Muntaxa ku ko xam ne nit ku dëggu la nit ku direct la koo xamee ni li nga xamee ni nii moom la bëgg a wax da koy wax ak doole wax ko ak pas-pas ak maanaam ni nga xam ne nii noonu la ko gëmee kon loolu moom la ñu mën a observer ci stylam. Touba nekk ab dëkk bu sell bu am ab statut bu particulier bi le déplacement nekkoon na itam ab prétexte rek ngir ñu waxtaanee ci liy xew ci réew mi jamono ji. Maguette Soare Diallo ku ne tabaski sa xel dem ci xar yi nees def ngir ñu mën a mat fii ci réew mi ndaxte boo seetloo kilifa yi ñu ngi xam ne nag réew Sénégal mu ngi soxla toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ak fukk ak lu tegal boo xoolee nag Ndakaaru moom mu ngi yitewu lu toll ci ñaar fukki junne xar ak lu tegal loolu nag amal nañ ci am ndaje tey ci teewaayu ministre des finances et du budget ñu xool ni ñu def rek ngir mën a matal loolu nga xam ne askan wi moom la ñu soxla ci teewaayu Ousseynou Thiam. jëruñ jin dénk wàllu koom ak wàllu budget nag moo présidé tey ji réunion bi nga xam ne bii moom moo jëm ci waajal tabaski 2019 mu doon nag occasion naata ngoom bi ñu dénk wàllu càmm gi xamle na nag li ñu soxla ren toll na ci 810 000 têtes 260 000 yi ñu jagleel ko lii di région bu Ndakaaru. jëwriñ bi ñu dénk wàllu koppar nag moom moo jiite réunion bi nga xam ne moo aajowoo woon ci waajalug tabaski di atum 2019 bi Abdoulaye Daouda Diallo di ñëwaat ci yenn ci ay. Les besoins du marché national sont estimés pour cette année à plus de 810 000 moutons, dont 260 000 pour la région de Dakar. ci jafe-jafe yu bëri yi nga xam ne nii ñii di sàmmkat yi yëkkati nañ ko fa jëm ci wàllu ndox wàllu aliment de bétail ak lii di ñàkku kaaraange kii di jëwriñ ji nag di ci dalal seeni xel. jox na ma instruction ma xool 3 milliards au moins ma génne ko pour def ko ci banque yi mais dépôt la c'est-à-dire que pour banque yi mën a am xaalis saa yu ñu ko soxla pour gën a yombal quand même aussi ci wàllu financement bi. ci jafe-jafe yu bëri yi nga xam ne nii ñii di sàmmkat yi yëkkati nañ ko fa jëm ci wàllu ndox wàllu aliment de bétail ak lii di ñàkku kaaraange kii di jëwriñ ji nag di ci dalal seeni xel. parce que am na yu ci bari déjà am na piste de solution engagement pour waxante ñi nga xam ne ay service am lañu waaye ñi service yeneen yi dépendre yeneen ministères yi également dinañ leen sensibiliser par rapport à l'intérêt de cet événement xam naa sax déjà xam nañu intérêt bi événement bi am kon ala sag kenn ku ne def ci loxoom. ca geneen wàll kii di Abdoulaye Daouda Diallo xam le ne nguur gi génn na ci enveloppe bu tolloog 3 milliards juróomi téeméeri millions ngir nag jàppale ñii di éleveurs yi ci tabaski ren bi ñu jàpp ci fukki fan ci weeru ut wi di ñëw. ñu wax ci wàllu koom ak këru liggéeykaay yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci liy bàyyeekoo ci suuf si or rek li ni mel loolu nag moo tax ñu samplaaj nees def ngir lépp lu ci bàyyeekoo rek ñu jaarale ko ci yoon loolu nag amal na ci ab waxtaan ci teewaay ñi nga xamante ne ñoo ci yëngu li ñu sàkku rek mooy gën a dëgëral taxawaay bu ko defee rek lépp gën a leer ci gëtu askan wi kenn ci ñoom Pape Sène di ko xam ne mooy jiite comité bi sax àdduna ci rek ci ndaje bi ñu ci doon amal ci teewaayu Maguette Soare. cadre gestion bu transparente bu ressources minérales ak finances publiques yi
yu mucc ayib bokk na ci recommandation bu ñi di xeex ngir ak yelleefu doomu aadama daal di amal. Depuis 2015 mu samp benn kuréel benn plateforme boo xam ne ni observatoire national pour le respect des droits de l'homme dans le secteur extractif lañ ko tudde tey kuréel googu mën na nekk tey wéeruwaay mën na nekk tey mécanisme boo xam ne nii ci la acteurs yëpp di dem sukkandiku pour mun a harmoniser suñuy action d'autant plus que institution de l'État institution nationale la mooy lëkkale waa société civile ak état kon defe naa ne am nañu tey foo xam ne ni war nañ fa mën a sukkandiku pour que action yi ñuy def sur le terrain nekk des actions harmonisées et plus efficaces. ci secteur extractif bi ay jafe-jafe yu bëri ñu ko si nemmeeku même su fekkee ni sax ni ñi ngi xeex ngir lu ni mel daal di dakk. waaw sur le terrain exploitation minière yi am na ay jafe-jafe yu muy indil population yi bu ñu jëlee lu mel ni wàllu accès à l'eau potable c'est-à-dire que gis nañu ci zone yi nga xam ne industrie minière yi dañuy exercer benn pompage maanaam ci ndox mi parce que ñoom dañuy utiliser ndox pour refroidir leur machine ak yooyu loolu dafay am benn impact bu muy exercer d'abord nappe phréatique bi gis nañ ni ci zone yooyu surtout dans la zone des Niayes nappe bu affleurante la mais dañuy dem ba am ay jafe-jafe ndox du ñu am ndox bu doy mais rax ci dolli ndox bi nga xam ne sax dañ koy am du ndox boo xam ne dafay nekk qualité parce que substance chimique yi nga xam ne moom la industrie yi dégagé dafa am benn impact négatif de pollution bu muy def ci eau souterraine yooyu loolu également dañ koy nemmeeku ci eau de surface yi mais dinañ nemmeeku également benn dégradation avancée de l'environnement. ci rapport ITIE bu atum 2017 secteur extractif bi dugal na lu toll ci 126 milliards ci suñu ay koppar 89,2% bu recettes yi ci secteur minier bi la jóge monte ab lim bu takku lañ ci gis ci ay sénégalais yu si daan seen doole. ñu wax ci leneen colonel Abdourahim Kébé moom nag ñu ne dinañ ko déglu suba foofee ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane rek ba tax na nag moom jot na tase ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi foofee ca diwaanu Saint-Louis ngir gën a fësal rek taxawaay bi mu am ci lépp lu waa CAR li ñu bokk di yëngu mu ne du ci mës a génne loxoom di ngeen ko dégg ci xibaaru nasaraan. ñu wax ci leneen li nga xamante ne rek mooy li ñuy duppee soins à domicile wala sax hospitalisation à domicile mu loo xam ne rek dañ koy faral di gis ci réew mi ba tax rek mën nañ ci ab ndaje tey fii ci Ndakaaru waxtaan rek ci li mu wundu ak li nga xamante ne rek mën na ko indil askan wi rawatina ñi feebar ci wàllu ngénneel dañ ci teewlu ci loolu Salif Diallo mu ñëwaat rek ci solo si ci micro Cheikh Diop. fexe ba malade yooyu ñu fekk leen si seen dëkkuwaay yi. faj leen dina nekk lu baax mais loolu dañ koy encadrer mënuñu jël rek ay structures yoo xam dañuy tëb rek dem fekk maladie ci seen i kër leen di faj lépp dafay tàmbali ci hôpital bi donc dañuy am ay convention yuy am ci diggante hôpital bu nekk ba nga xam ne malade bi buñ ko admettre hôpital ba nga xam ne dem na ba hôpital yaakaar ne moom li ñu waroon def ci moom def nañ ko et que mën na ñibbi këram mais nag ñibbi këram tekkiwul ne que moom soxlootul faj bu boobaa hôpital bi daf ñuy woo ñun ñu fekk ko këram continuer faj bi te faj boobu itam hôpital bi moo koy digal maanaam médecin bi doon suivre malade bi moom mooy digal paj bi moom mooy wax nuñ koy defee buñ ko defee moom lañ koy rendre compte donc moom mooy arrêter faj boobu et puis aussi mun na dem ba demander à ce que malade bi mu delluwaat ci hôpital bi bu fekkee état de santé am dafay laaj mu dellu si waat hôpital. hospitalisation à domicile wala fajoo sa kër rek loolu sax ci la ñuy desandi ndaxte rédaction bu télévision Futurs Médias dafa samp ab laaj rek dem seeti ñi nga xam ne seen xam-xam de ci màcc ñu waxaat ci li nga xamante ne nees lañ ko war a defee lan moo war a doon taxawaay bi ak njëg li loolu sax tax na rek ñu ne ñoo ci yëngu faw ñu gën ko ñàkk bu ko defee rek lépp li nga xamante ne moo ci naroon doon lakk sudul noonu ñu mën ko kaaw a artu Cheikh Diop ci liggéey bi àndoon ceeg Gervais. dalal nit ki la war a faj sa kër lii lee nag di gën di bëri ci jamono yi loole itam doon ab manière boo xamante ni rek dina mën a tax hôpitaux yi askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo fay tëdd ngir daal di faju
mën a wàññeeku. dina si am yenn feebar yoo xamante ni du jar nit ki di jóg di dem ba hôpital di ran ku ne xam na ne tey jii suñu hôpitaux yi nu ñu mel vraiment ñoom ñu ngi def seen jéego ñu ngi def lépp lu ñu mën pour jël malade yi mais tey jii demande bi moo gën a forte dina tax hôpital yi gën a woyof. yenn ci feebar yi nag mu mel ni loolee la laaj donte njëg gi nga xam ne rek yaa ngi koy génnee sa gafaga bés bu yàlla sàkk cher na lool. ñi am juróom benn fukki ak lu topp mais surtout malade yi nga xam ne dañuy am feebaru xol yoo xam ne dañuy def ay AVC malade yoo xam ne dañuy am feebaru cancer n'est-ce pas ñoom ñoo gën a bari ci ñuy faj. lépp lu soxal wàllu paj mi fii ci mim réew ay yenn saay muy am ay jafe-jafe ba tax ki nga xam ne rek moom moo feebar du mën a xaar yenn yi ci loolee nag soins à domicile mu mel ni dina am njariñ lool ci ki nga xam ne moom moo di aji tawat ji donte sax lii dañ ko jagleel benn pàcc ci askan wi. am na pansement mën nga jël malade bi pour defal ko perfusion donc lu si nekk ak prix bu mu laaj. entre 5000 ba jëm kaw 5000 jëm kaw. am na si ñoo xamante ne ni ñu ngi koy jël par bés am si ñoo xamante ne ni dañuy ñëw facturer 10 jours bu ko defee ñu mën a faj si 10 jours yooyu. waaw njëg bii nag mooy problème bi parce que man xaw ma nag sa affaire kii njëg bi nag ñaata la mais dafa war a nekk loo xam ne ñëpp mën nañ si jëriñoo quoi ñëpp mën nañu nekk à la portée de tout le monde waaw loolu lay souhaité. soins à domicile doon lu ñuy jagleel aji tawat gi mu mel ni loolee day dem sax ba baax ci li nga xam ne moom moo di gafaga ak famille bi. Nombreux proches viennent soutenir le patient, ils sont parfois nombreux. yenn saa yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di gunge aju tawat ji bu ñu ñëw hôpital lu nekk li ñuy daj ngir rek daal di egsi foofee te boo xoolee koppar yi nga xam ne rek ñu ngi koy dépensé ngir egsi foofee day bëri ci loolee sax nag li nga xam ne moom moo di soins à domicile yi moom mooy gën. Préfère être soigné à domicile. lépp lu soxal wàllu wér-gu-yaram am njariñ ci ki nga xam ne rek moom moo di doomu aadama bi ba tax na jamono yi nit ku nekk yaa ngi def ca kéem kattan ngir rek daal di am wér-gu-yaram looloo waral tam ay coppite daal di juddu lii moom moo indi soins à domicile. Cheikh Diop dañuy desandi ak mbiru wér-gu-yaram ak bateau bi ñu duppee Merci Ship ñu koy xaarandi fii ci Ndakaaru fukki fan lay doon. ci weeru août loole nag ñu ne dana tax lépp loo aju ci wàllu malformation di xeetu feebar yoo xam ne rek dinañ ci mën a taxaw leneen luñ ci mës fat yéene def tamit mooy lu aju ci wàllu tàggat ñëpp ñoo xam ne rek dañuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu mën leen yokk xam-xam ngir seen liggéey gën a mucc ayib Jaariyatu Faal teewoon na seen ndaje tey àndoon ceeg Pape Sangone Mbaye am lu toll ci juróomi bloc opératoire ak itam ñeenti téeméeri volontaire ci biir lii di bateau hôpital Africa Merci Ship ñu koy woowee itam bateau yaakaar dina agsi ci Sénégal le 10 août atum 2019 li ko sabab. bateau bi nag njëriñam ñeenti pàcc la benn pàcc bi day offrir des soins médicaux maanaam day dimbal ñi nga xam ne dañu am ay yenn feebar te mënuñu faju ngir manque le moyen. ñaareel bi bateau bi day contribuer li ñuy wax renforcement de capacité maanaam bu séjourné ci benn dëkk day tax chirurgiens yi ak personnel de bloc bi personnel de santé bi ak agent de maintenance ñu yokkal leen seen xam-xam li ñuy wax renforcement de capacité. di yëngatu ci bateau bi am yaakaar. faj lu toll ci ñeent fukki feebar ci diiru fukki weer yi mu fi nar a nekk. jàngoro yi nga xam ne ñu koy jël nag dina am plus de 40 maanaam plus de ñeent fukk. et li am solo mooy sélection parce que dañu bëgg Sénégalais bu nekk fépp foo nekk fekkee da nga am feebar bu ñu war a opérer te da nga éligible ci bateau bi ñu may la chance. ndoxteelu programme bi soxal wàllu tànneef bi dina door 15 juillet atum 2019 fële ca Thiès lu aaju ci wàllu faj bi kenn du ci fay dara. donc lu ñu ñaan askan bi mooy tey mën nañ jëm ci centre de santé de référence bu district sanitaire nañ fa am information yëpp yoo xam ne dañ ko soxla par rapport ak kañ bateau bi di ñëw seen dëkk maanaam centre santé référence bi ñoom kan la ñu mën a ñëw pour ñu xool leen. bile coopération dox ci diggante Sénégal ak bateau bi di Merci Ship dina wéy ba ci weeru juin atum 2020 li ko wundu mooy jàppale ñi dëkk ci 14 régions bu Sénégal ñu mën a jotee ci bile faj. ñu wax ci wàllu tàggat yaram jamono ji nag xel yëpp nga foofee ca Égypte ndax match bi war a dox diggante Sénégal ak Ouganda mu aju ci 8e de finale match bu am solo
ci loolee sax ñi nga xam ne rek seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu football ne match bu nar a métti lay doon ndaxte ñoom ñëpp bëgg a fësal seen bopp ci seen taxawaay ci li nga xamante ne rek mooy match boobee. dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatu ci suñu xibaaru nasaraan yi. kenn ci ñoom Papa Alioune Ndiaye lay wuyoo moom nag ñëwaat na rek ci solo si nga xam ne match boobee am na ko ci micro suñu ay envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye Mor Xarma ak Amet. jàngat bi mooy qualifié nañu ci deuxième tour bi léegi match yi comme niñ koy waxee Sénégal dóor mu toog la donc calcul bi yaakaar naa ne du bëri da ngay gagné rek wala nga ñibbi donc incha allah match bi li si des bëreetul ñu ngi ñaan yàlla suba yàlla may ñu ndam incha allah. waaw moom laa xam nga contexte bi bokkul li ay statistiques moom man bëgguma trop di ci basé wu comme niñ koy waxee ci tubaab souvent c'est la forme la plus raffinée du mensonge donc vérité terrain bi rek mooy lu ëpp solo. et puis ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla kàttanal ñu suturaal ñu ba ñu génn si ak jàmm ak salaam. yaakaar bi suñu réew am si ñun tam xam nañu ko donc loolu yëpp dañ koy joué waale donc ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla suturaal ñu waaye affaire bi ñor nañu trop te incha allah am nañ si yaakaar bu baax. yàlla na yàlla taxaw te bañ a tas yaakaar mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi ci kanam tuuti Chérif Diop dina fii teew tënk leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.